mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax ñu fas yéene dikk ci xalaatu Bun Xattaab tey wax jëme ci wàllu sport tey jii lu tax ñu wax ci sport ndaxte dafa jot ñu wax jëmale ci fédération sénégalaise bu football ak seeni doxalin ak seen ñàkk doxal yoon mu doon lu doy waar lu ñu bari ñaawlu fédération bi tëcc dëgër bopp neen fi mu ŋànk dina dagg li mu bëgg a def dina ko def léegi mu war ko teg fan moo waral xalaatu Bun Xattaab tey jii dikk di ci wax ndax ci politique lañu gën a dégg waaye duñ ci yam kase diggante fédération sénégalaise bu football ak Jamil Faye pourquoi ñu naan fédération bu sénégalaise bu football ak Jamil Faye mi jiite jàppo SA te nekkul président Guédiawaye coow am ci mbiri Guédiawaye ñu ne kan moo am ndam ak kan moo ko amul ndax contrat Jamil dafa jeex ak club bi di jàppo SA ak Guédiawaye football club association am déet loolu lépp dal leen koy bàyyee ñu dem ci commission bi dénk li jëm ci wàllu yoon mu dox dëgg Guédiawaye association ñoom Jamil dugalaat beneen këyit boobu la jox Jamil Faye ndam waa jàppo SA di commission des recours bi recours bi génnee ñu xañ ko Guédiawaye ndaxte comité exécutif bu président bu fédération sénégalaise bu football ñoom ñoo taxaw dem réunion ci seen biir kase verdict boobu mais Sénégal bu dee suñu fédération bi dañu yab wala déet nan ñu ko wax ndaxte nag li ñuy maslaa ak ñoom bari na dem nañ fi élection ci wàllu fédération ñépp jàppale leen ban faluwaat ndax ñi ngi nekkoon ci yoonu coupe du monde te bëgguñu ku ko xajamal ci yoonu coupe du monde boobu sax lañuy dikk ndaxte yoon mënut a doon benn wala mu doon ñaar lenn rek la mën a doon yoon la rek Sénégal jote na fi ak Afrique du Sud ci match boo xam ne dañ ko sàcc waa TAS jox dëgg Sénégal waa Afrique du Sud nangu ko adduna bi yépp nangu ko naaw ñaawlu nan ko ndaxte mës ta am ci football permettre ñu dem coupe du monde tey jii yoon boobu la tey jii di TAS moom moo jox dëgg Wakam ba Wakam duggat ci biir championnat bu Sénégal pourtant balaa loolu fédération bi jël na dogal génne Wakam ci championnat bi aj ko ay daan yu diis mais bi leen ko aje mais sénégalais yu bëri ñoo ci ànd ñu bëri ñaxtuwuñ ci naam ëppoon na waa Wakam dem TAS jox leen ñu ne yoon moo àtte fédération bi ne daf koy def à effet immédiat maanaam dugal Wakam ñu bëri neexu leen mais dañ na comme yoon la nañ ci ànd tey jii bu yoon doxee dëgg Guédiawaye football club ak Jamil Faye maanaam waa jàppoo SA fédération bi wur woon dugg ci mbiri Guédiawaye FC ak jàppoo SA xamul tax Guédiawaye association privée la te diggante ñaari privé fédération bi yoon may ko mu ciy dugg mais pourquoi mu dugg ci ba xañ kii di Jamil Faye li mu waroon am li mooy fédération bu injuste boo xam ne tegul ci football mais du ñu bett parce que ay amateurs ñooy gérer ay professionnels pourquoi Jamil di déranger parce que professionnel la parce que Jamil maa ngi fàttaliku moo njëkk a indi président Lamine Diack Guédiawaye Jamil bi muy gël Guédiawaye FC ñi ngi ko defoon côté tali bu mag signature de convention bi boobu El Hadj Malick Gakou moo yor Guédiawaye ba si ak mu bàyyi ko Guédiawaye am problème ñi di wax tey ji naan ñooy Guédiawaye association yor noonu ñaar dërëm ba club bi di lang wàcc Jamil Faye nekk fa di tuñ ba jox Guédiawaye coupe de la ligue ba jox Guédiawaye deuxième ci championnat bu Sénégal tey jii Jamil moomile déggoowul ak fédération bi ñëpp xam nañ ko déggoowul ak ligue bi ndaxte décision yi ñuy jël moom àndu ci ndaxte Jamil ñu waxante dëgg Jamil professionnel la ñoom ay amateur lañ parce que ñii ay avocat lañ ñii ay businessman la ñii ay homme d'affaires lañ dañuy xëy ba wàcc gont ci football bi alors que Jamil day dund ci football day dund ci sport moo leen ko gën a xam noonu Jamil di déranger tax tey ji ñu bëgg rey Guédiawaye
ci Jamil la amee stade bu baax Guédiawaye ci Jamil la amee ay joueurs yu baax Guédiawaye ci Jamil la doonee équipe bi ñëpp di rang parce que équipe boo xam ne tey jii U17 U20 ba ci équipe senior Guédiawaye am na ko te Jamil moo tax te la amoon Guédiawaye dem ñu bari xamoon nañ ko bu ñuy sol mooy rafet bay jële ay nit bitim réew entraîneur ñu ñëw di gérer staff technique bi staff médical bi Guédiawaye nekk ci yoonu professionnalisme jamono ji Guédiawaye nekk ci yoonu professionnalisme ak ku ci mel ne kii di génération foot am na ci ñii di wax nii tey jii nekk ci fédération bi ñoo xam ne seen club duñ ay club professionnel parce que duñ fay weer normalement ñi wàcc na Ligue 2 parce que incompétence ak ay yoruñ wu bon mais loolu seen club lañ ko yamewul mais bu dee ni seen cuune danoo dem ba bëgg ko dugal suñu football bëgg ko yàq ñun dañuy bañ tey jii li teg Jamil ku ci noppi yaa ngi noppi ci loo xamul Jamil nee na mi ngi dem TAS tribunal arbitral sport bis bu fa eggee ñu jox ko ndam gàcce la doon ci footballu Sénégal coow li mënoon na yem fii ba commission des recours joxe dëgg Jamil fédération bi yoonam nekku ci ba muy xañ Jamil seen yoon nekku ci bu dee dañuy bëgg a régler seeni compte ak Jamil nan dem wax ak Jamil mais moomu ñu club Guédiawaye tey ji bu nee ba Guédiawaye FC mënul gagné ci championnat te bu defu nag day dem Ligue 2 parce que ñi ko yor mënuñu ko yor ndax bi fi El Hadj Malick Gakou jugee ñu yor ko mënu woon dem Jamil moo leen jox loxo wala fi nag danaan lu sotti rek am borom tey ji dinañ pousse Jamil yor équipe bi mais salaire sax mënuñu ko fay parce que xam na leen parce que yor lamb parce que danoo teg ne organiser lamb ak organiser football du benn ñu jël ay nitu lamb dénk leen Guédiawaye FC ñoo xam ne nawetaan la ñu xam amuñu xaalis football professionnel xaalis su koy dundal partout dans le monde boo waxee ñu ne Jamil yàggu fii ñun ñoo ne ay ñun ñooy paawu Guédiawaye ñoo fi nekkoon tey ji club yi gën a mag ci àddina bi Manchester City ñu ko moom ay naar Paris Saint-Germain ñu ko moom ay naar parce que àdduna bi dafay ibbeeku benn Jamil bu ndee xaalisam ñëw di investir Guédiawaye nga xam ne àdduna bi dafa dépassé ci ay monopole ay ñaari nit yor benn nit naan non club bi ba muy nekk amateur ñoo ko yoroon mais Jamil bu ñëwee nekk professionnel teg lu wóor da nga ko war a bàyyi mu continuer même bu ñu déggawul intérêt Guédiawaye waroon na tax ñu bàyyi cap Jamil parce que nag loo mënul ku la ko mënal da la war a gënal mais y a problème mais malheureusement comme li may wax ay amateur ñoo gérer suñu football Augustin avocat la kenn mësu ko xam ci football nga xool Abdoulaye Sow équipe yi mu yor ligue amateur national Fatick kan moo xam ci football nekk ci football du ci dundaluñ ko demoon nañ ba jël fi Gaston mais nga di ko dénk ay marketing koo xam ne promoteur lamb la nga dénk marketing équipe nationale xooli seen diggante Roma yi may yu bon yi équipe nationale doon son ndax contrat bu bon tey jii ñi ngi dem mondial match amicaux yi na am dafa tax ñu naan ay match amicaux ay Luxembourg ak ku kenn xamul ay Bosnie te nga war a dem daje ay Pologne wala daje ay équipe yu mag ñu waxee ñu naan la non 2002 doonoo jógee Coupe d'Afrique am une équipe bien faite bii préparation bi 6 mois la dafa yegg kon il nous faut des adversaires sérieux mais fédération bu cuune moo jur lii parce que balaa ñuy jóg fekk na équipe yëpp pour seeni adversaire léegi nag li naan jëni mag yi dee na yabooy bi moo fi des il faut que ñu dundee yabooy bi tey jii génération foot gagné na championnat reliquat bi ñu ko waroon jox 20 millions joxuñu ko wala kañ lañ ko jox génération foot bi nga yox li mu gagné woon nga gagné championnat Sénégal investi ay millions et 100 millions ñu lay jox 20 millions gars yi liggéeyuñu seen diggante ak Orange ana publicité ba championnat Sénégal mënatoo jàpp télé gis ko championnat boo xam ne boo dee ñetti nit ngay fekk ci stade bi li xew ci mbiri Wakam wax nañ ci ba jeex mais tey ji ñu naan dañuy sanctionné Wakam mais ñan noo organiser match bi ligue bi la ligue de football bi pourquoi sanctionné wul ligue bi waa taas ñoo tey delloo ci war Wakam parce que du Wakam rek mooy responsable kon dafa jot fédération bi sérieux te Jamil bis bu Jamil demee taas gañewaat leen dinañu indil gàcce goo xam ne kenn xamul fu mu koy waxee ci àddina nañ delloo si waat Jamil ak Guédiawaye waa Guédiawaye tamit xam seen intérêt bu dee Jamil mooy intérêt Guédiawaye supporters yi moom la ñu àndal ñi ëpp ci équipe moo leen àndal ndax tey moom moo leen di gañeel mais gars yi fi ne nii buñ jëlee équipe bi gañewuñ kenn waxante dëgg gañewuñu kenn léegi lëkkaloog benn fédération boo xam ne dañoo injuste ñu wax ko tëddee daawuñu wax ci sport mais daa am fan bu fa eggee il faut que ñu wax nan respecté règle yi respecté yoon diggante boo xam ne benn association privée ñoo ko seex fédération yoonam nekku ci lii c'est inédit mi ngi doog a am ba ab commission exécutif dem di réunion comité exécutif dem di réunion di kase verdict boo xam ne yoon moo ko joxee
ci yoon lanu ne wala du ay yoon parce que ñi nekk ci commission de recours ay juristes lan ñoom du ay footballkat yoon lañuy attee bu nu géejuwaay bi ñu ko njëkkee daan ñoom jamel jàppoo esa ñoom doonoon nangu tey ji ba leen yoon doxaanee dëgg na leen ko nangul loolu moom mooy dëgg mais nag comme ñoom seen bopp leen fi nekkal ay commission exécutive ka fal nañu football Abdoulaye Sow football amateur la yor je n'ai rien contre Abdoulaye Sow mais pourquoi ñu jox ko football plage yi bi choka ana ñoom Sita ana ñoom Boy Bandi ñoom daal fu nag yu duufee la ca gënu duuf rek ñoo koy lekk coupe du monde kenn du ko dem ci xaajaloo te nanu xam ne nag am na ñu mer te nag ku mer di mun di nag di wax jàmm kon nan fexe jàmmal football te teg ko ci yoon ndax bu ñu eggee coupe du monde mun a am coupe du monde bu gën ñu nekk woon ñaari équipe ñooy wàcc ñaari équipe ñooy yéeg tey jii ñu ne ñetti équipe les règles du jeu duñ ko changer en pleine compétition troisième équipe bi Mathieu Soupin bu Dakar Sacré-Cœur li mu wax dëgg la moom àndu ci bu ñu ko wàccee bu ko neexee dem taas ñu dellu si waat ko fédération bi na régler seen pecc te nag dañ ne noonu football mais football du nekkatul fo affaire business la affaire xaalis la mais affaire professionnelle la mu doonoon xalaatu Boun Khatab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah.